salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum àdduna jërëjëf ñu ngi leen di char bu baax a baax ni leen di charee saa su ne mbokk yi fii nga xamante ni moo di Sénégal Buzz 221 nu ñu leen koy waxee rek saa su ne ñoo leen indil li nga xamante ni moo di actualité lamb ba taxit tey dama doxaat solaat sama daal ñëwaat fii seet si benn xale boo xamante ne tarkal la mu ngi ci lamb waaye ñu gën ko xàmmee ci kenn ci champion yu ne ci lamb yaakaar naa bu ñu ne le roi des arènes Modou Xarañ Lo boo tourné ci càmmoñ ba rek seen fekk nga xamante ni mooy Cheikhouna le serpent des parcelles serpent noir maa ngi lay char. ñoo ngi ziar Baye Ali di ziar ñëpp di nuyu Sénégal monde entier di nuyu axlu làmb di ziar kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yëpp xam nga di nuyu waa Sénégal Buzz di nuyu waa mbokk internet yëpp jaaraama. di nuyu waa Sénégal Buzz di nuyu mbokk internet yëpp yaakaar naa noonu la nuyoowee ba taxit dañuy nangu li nga xamante ni moo di nuyoo ma di ko rafetlu bu baax yu dugg nag ak moom tuuti si lu ñuy waxtaan laataa ñuy développé dañuy ñëwaat ak moom ci li nga xamante ni moo di làmb ndax làmb rek la ñuy dox saa su ne di leen ko indil yéen mbokk téléspectateurs yi serpent làmb 2020 2019. waaw Baye Ali dañuy nuyu sunu yaay sama yaay bi sax ci man di nuyu sama papa aussi xam nga di nuyu sama famille yëpp di nuyu kullu képp koo xam ne yaa ngi bëgg serpent noir di nuyu entourage bu Modou Lo bi yëpp rawatina Modou Lo le roi des arènes waaw lamb 2020 2019 2020 ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax gis nañ lamb yi mi ngi dox jéego benn par benn mbër yaa ngi bëre mi ngi avancé macha allah alhamdulilah saison ren bi waaw. saison ren bii macha allah yaakaar naa combat ténor yi nga xamante ne tey daan nañ ko gis muy taxaw laatan saison bi di développé boobu ba léegi gis nañu quelques combats rek moo taxaw te mën nañ ko souligner muy ñaari grand combat yu ñu yaakaar muy Papa Sow Siteu ak Modou Ama lan nga jàpp ni mooy problème mu mbër yi pour am combat. bon problème mu mbër yi man ci li ma jàpp mooy du problème mbër problème mu genre waxtaan ba jubóo la quoi parce que tey promoteur yaa ngi fi. taxaw pour tëgg làmb xëy na nag sponsor ni mu daan demee ci làmb moo nekk moo amatul mais di lancer tamit appel sponsor yëpp gars yi ñëw jàpp si dooleel promoteurs yi aussi xam nga ba gars yi mën a tëgg làmb grand combat yi ndax saison la mu ñaari grand combat taxaw ci rek loolu dafa doy waar di lancer appel encore une fois nu ñu koy waxee kii yëpp. sponsor yëpp promoteurs yeeg ñëpp gars yi jàpp ci xam nga lamb ji gën a mën a dem kanam quoi waaw. gars yi jàpp ci lamb ji gën a dem kanam mais est ce que nekkul mbër yi tamit da ngeen aj seen garde aj kese est ce que tamit loolu bokkul ci problème bi. non mbër bu nekk moom xam nga lu ngay jar mbër bu ne boo nee Modou Lo xam nga li muy jar boo nee Balla Gaye xam nga lu muy jar boo nee Gris Bordeaux xam nga lu muy jar xam nga noonu la quoi léegi promoteurs yi ñooy genre waxtaan ak mbër yi waxtaan ak sponsor yi gars yi dooleel leen gars yi mën a ñëw xam nga fay mbër yi parce que tamit su meeku di bëri rek dafa metti waxuma la ak mbooloo tiim la ay nit yaakaar la xam nga kon donc promoteurs yi war a mën a def seen kéemtalaay kattan lancé waat bu baax a baax appel gars yi ñëw jàpp ci xam nga xeebuñu dara xeebuñu kenn mais il faut que nga génn wax parce que boo waxul rek kenn du la mën a jàppale nit li lay metti sa biir xool yow yaa koy wax pour nit xam ko mais munoo toog rek noppi muy promoteur yëpp Pape Abdou Fall Aziz Ndiaye xam nga ñëpp ku lim juum gars yi jàpp ci bu baax a baax woo sponsor yi xam nga dem collaborer ak ñoom gars yi ñëw surtout le président Alioune Sarr xam nga mën na ci dox ay jéego ndax moom mooy suñu njiit ndax kenn mënu wax làmb te doo wax CNG tey moom moo ñu fi taxawal ci lépp. ginnaaw yàlla ak yonent bi moom la quoi moom moo war a mën a def appel dox ñaxtu wax ak gars yi sponsor yi gën a ñëw làmb ji gën a yaatu. yaakaar naa loolu la waxaat moom mi nga xamante ni moo di serpent li ma wax it lu rafet la ndax it mbir yaakaar naa dañu koy waxtaanee teg ko ci penc mi te jàngoro bu ñu ko waxtaaneewul du faju yaakaar naa ñun làmb am na jàngoro joo xamante ne waxtaan moo tax mu mën a faju waxtaan moo mën a tax tamit xëy na ñu gën ko defaraat rafetaatal ko ndax dama naan saa su ne rek yor nañ lu riche yor nañ loo xamante ne Sénégal rek soxlawuñu ko àddunaa ko soxla monde entier kon nañu ko gën a jàppat gën ko rafetal ndax lu ne mën na cee am ku ne mën nga cee am lu ne mais ci kaw loolu tuuti rek damay duggaat ak yow ci biir làmb yaakaar naa fu mu nekk nii nag macha allah Modou ngi wàcc. waaw balaa ñuy sori ci làmb yooyu day ñaanal Cheikh Fall Luc Nicolaï suñu borom bi ko teg fële yàlla ñu ngi koy ñaan
yàlla sutural ko dimbali ko ba mu dellu soit ci ay mbokkam ndax foo xam ne la jombul kenn mais lu nekk sa destin moom balaa ngay di alakulu àll diñ ci jaar di ñaan ñëpp kulu képp koo xamante ni rek am nga baat ci réew mi ñi am baat ñi amul baat ñëpp ñu ñaana Cheikh Fallou Nicolaï mu mën a génn foofu mu nekk bu ko defee ñu soog a dugg ci làmb ji. bu ko defee ñu soogee dugg ci làmb ji Modou Ama Modou yaakaar naa ni nekkatul fu mu nekk nii yaakaar naa génn na Sénégal mi ngi États-Unis du waaj làmb ji nga xamante ne mooy digganteem ak Ama Baldé. waaw Modou moom toujours même bu dul làmb sax day pare day nekk ci ay wàccaayam ndax depuis ñu waxoo làmb ji ba léegi malgré taxawagul ndax li tax ñu ne taxawagul à 100% mooy tey promoteur bi yoon taka teg loxo beneen bi mooy Modou nekku fi mu ngi États-Unis di préparé donc préparé pour benn mbër kese mu ngi préparé pour ñëpp mais tey xel dafa daj que ni Ama Baldé Modou Lô la ñu wax donc Ama Baldé Modou Lô Modou mu ngi pare mi ngi nekk ci ay wàccaayam di ñaan yàlla rek promoteur bi génn làmb ji mën a egg si jàmm incha allah. ñaan yàlla promoteur bi génn làmb ji mën a yegg si jàmm bu baax a baax a baax keroog fan yee passé yàggul gis nañ manageru Ama Baldé def benn sortir ne Modou mi ngi États-Unis Ama it tukki na mi ngi France mais biñ ko laajee ci ñaari mbër yi dafa ne Modou daa dem pour noël ji mi ngi ci jabar ji mais Ama daa dem pour entraîner ji loolu napp leen la wala dafa leen ragalloo Ama wala day tax ngeen tiit ci làmb ji wala nu mu demee noonu la ngeen jàngee wax jooju yéen. ñun dépassé nañ fu ñuy tiitee ci làmb ndax ku bëreeg say morom bëreeg say mag bu bëreeg ñi nga xamante man dañ leen di jaay donc pour nga tiit ci làmb loolu beneen affaire la xëy na nag moom liñ naan da ngay làq doom dóor doom moom Abdou Bakhoum noonu lay defee chaque jour maa ngi seetaan interview am bi passé mi ngi wax Modou loo xamante ne nii kenn rafetlu ko kilifa da ngay nekk kilifa nit boo jurul yaroo tàggatoo defoo dara munoo wax ci doomu jàmbur lu baax bu gesoo gis doomam bu ko jàppee comme ni mu jàppee Modou kon du wax Modou yenn wax baat yoo xamante ne nii ay baat yoo xam nit ku ko gis du ko rafetlu. mais est-ce que tegul wax jooju ci cadre sport rek faral plan am. bu ko tegoon ci cadre sport da ngay dégg waxam que ni carrément kii ci cadre sport da koy teg mais da ko teg ci cadre boo xamante nii maanaam genre day minimiser Modou tout le temps te pourtant bu sañoon doomam mel ni Modou bu sañoon doomam day mel ni Modou bu sañoon mbërëm day mel ni Modou macha allah depuis lorsque Abdou Bakhoum di wax ay détails wu léegi pourtant mosoo gis Modou def sorti tontu ko wala léegi parce que talu ko lijjantiwu ko Modou bu demee États-Unis liggéey moo ko tax a dem mais pas ay dem pour leneen Modou ñàkkul fayda xamee wuñ ko ci lu ñàkk fayda làmb moo ko tax a jug te ci làmb lay nekk ba keroog muy bàyyi incha allah kon demam États-Unis dem liggéey moo ko fa tax a yóbbu moo fa tax a dem mais pas leneen gaa Ama Baldé li muy def ci réew mi moo gën a bon li muy def ci réew mi nañ ko wax te bàyyi Modou. Ama lu mu def ci réew mi. genre. xanaa liñ ko gisal ñun ñu jàpp ne mi ngi koy def ci réew mi muy ñëw làmb jo tuus lu neex bëri daan dem ñibbi ñun loolu lañ xam ci Ama. waaw xam nga yow loolu nga gis yow mën nga gis loolu donc Abdou Bakhoum la moo tax mënu gis loolu ci Modou. gis-gisee bokkul ci nit. ok mi ngi noonu nag gis-gisee bokkul ci nit donc gis nga nit tey genre nga nekk ci làmb di entraîner di lekk bu suur di teel a tëdd nekk mbër di bëreeg say morom di daan nit mu ngi laa xool naw la Abdou Bakhoum loolu moo ko dal mënul xool Modou nawloo ko parce que Modou dafa reñalaay fam ci làmb tey Ama Baldé dan na fi def chaque jour dañuy wax ay wax man bëggatuma sax di wax ci waxu Ama Baldé parce que man Ama Baldé boog dama part personnel bëgguma di wax turam du genre du soxor du dara mais du sama mbër xam nga estimé wu ma ko du sama dara mbër kaamil la nag champion la ku nekk da ngay waxal nit maanaam wax sa mbaaxu morom wàññiwul dara ci sa mbaax comprendre nga mais tey Ama Baldé mi ngi nii daw laaxu ci ñëpp la daw laaxu loolu moo gën a bon nekk tapet moo gën a bon ci mbër te moom loolu da ko dal kon nañ ñaan yàlla kon loolu jéem a denc ci adversaire am ci poulain am bu mu yor moo gën
ndax moom Abdou Bakhoum moom am na adversaire bu ko toll sëkk muy Ama Baldé moom Ama Baldé doon na ko adversaire na jéem a takk fitu Ama Baldé bi mu bàyyi daw laaxu bi jéem a nekk ci jàmm moo gën mais leen lu ñu fi waxaat la donc moom waxu soxor lay wax mooy loolu bref. waxu soxor lay wax yaakaar naa loolu ay kàddu serpent la l'enfant chéri des Parcelles Assainies moom it nee naa la lambal nag loolu ndax mbër la day takk sër di bëri di tuus di fecc di def lépp loo xamante ne daal nee naa leen bu Modou dugg see si lamb rek boo ko séenee xam ne Modou tey day ambiance mais ci kaw loolu tuuti serpent ma ñëwaat tuuti ak yowaat ci lamb nun nga gisee lamb ak violence wax fan yi ñu ngi xas ci violence bu bëri. non rafetlu wuñ ko nag parce que lamb tey mbër yëpp ku ci bàyyi sa métier ne làmb nga yaakaar kon sa teraanga fa la nekk donc fi nga xamante ni nag da nga fay suturloo war nga ko war a mën a defar xar ci sa bakkan sa def ci sa kimtalaay kattan ba kenn du la ko yàqal surtout làmb annoncé yi ak ñàkk jariñu violence bi ñu fa gis rafetlu wuñu ko ndax tey am na ñoo xamante ni seen initiative mooy lan mbër dof la donc li tax ñu naan mbër dof la wala mbër amul xel ñoom ñoo koy wane. tey lambu Balla Gaye mi ngi fi lambu Modou Lo Balla Gaye gis nga nu mu demee. lambu Modou Lo Eumeu Sène gis nga nu mu demee. tey Modou tey bu toppoon yéen yi tey day yàq lamb ji mais pourquoi mënuñu xool ñi nga xamante ne ñoo leen féete mag nekk ci lamb ji wala sax naam mu féete leen ay morom parce que Alioune Seye ak Modou Lo bëri nañ. tey ñàkk jariñu bëri na ak ay moromam mais tey suñu borom mooy defee noonu kon donc nit boo nekkee ci géew da ngay bës sa xol jéem a laa biir quoi. parce que ki la fa indi mooy sa adversaire moom moo la intéressé keneen intéressé wu la. yéen a dàq ruube ci biir géew nga naan boo nekkee ci biir géew yéen rek. non ñun ak ñoom duñu benn. lan lépp lamb la. mais lépp lamb la mais duñu benn xam nga la moo tax mën la duñu benn. tey imagine toi nga di Modou mi ngi bëre ak Balla Gaye wala nga di Modou. nga am mentalité bu bari pour nga mën a gérer yow mi nga xamante ni yaa saxoo rôle ci mu gaay ànd ak mbër mi ci diggéew bi da ngay mën a gérer sa bopp pour lenn kenn bañ a laal sa mbër kenn bañ ko sànni sunguf kenn bañ ko sotti saafara mais tey wax ak tontu bu amee ci géew mbër mi ci moom day ànd ak sang-froid am day kuulam bañ problème am donc yow mi nga xamante yaay ànd ak mbër yow yaa koy na nu ma ko mën a expliquer yaay nekk ci ginnaawam di wax ak moom di ko indiwaat mais yow boo defee violent day am donc kooku ànd ak nag ñàkk jariñu li mu def rafetlu wuñu ko naay sul parce que làmb mooy suñu lépp ñun làmb lañu am ñun ku ñu indi violence bëgguñu donc xam nga di lancer waat appel encore une fois pour gars yi tamit gën a mën a ñaaxaat sécurité bi muy gën di mën a bari ci biir géew xam nga ba violence mën fay jugee daal. ba violence mën fay jugee yaakaar naa ne tamit damay profité ci loolu duggaat ci li nga xamante ne tey ci biir làmb Parcelles ñeneen ngi wàcc événement boo xamante ne fu mu nekk nii di si des bëreetul wax jàmm gën a ngi koy wàcc Papa Sow Siteu. oh Papa Sow Siteu làmb la làmb la boo xamante ne nii ñëpp ko bëgg. ñëpp ko doon xaar aussi di ñaan suñu borom mi nga xamante ne dara teewu ko moom mi maye ndam yàlla na may suñu borom yàlla na ko may Papa Sow mu nekk ndam lu seddu koy parce que Papa Sow grand la boo xamante ni nit ku neex a nekkal la nit ku joxe cër la nit ku nangu la naam moo ñu mag mooy suñu lépp moo ñu jiital mooy suñu lépp xam nga Siteu aussi mbër kaamil la champion la mais ragal péetare xañ wërsëg ndax nit ki boo xamul lu mu la def boo xamul li nga koy def boog ni mu la def a tax Papa Sow bu fekkee ni ndam li moo gën ci moom yàlla na ko suñu borom jox ndam moom laay ñaanal parce que moom Parcelles la dëkk. donc direct Parcelles laay défendre. direct Parcelles ngay défendre mais ba taxit lamb ji lamb Parcelles la lamb capital ku xam Siteu ak waa jàmm gën Sicap ku xam lamb jooju xam ngeen ne mënta yomb. non lamb ji mënta yomb mais lamb ji mënta yomb ci ñaari mbir rek lay ñàkk ba ñu yomb. ndax Papa Sow la ak Siteu. te Papa Sow koo xam ko ci mën bëre xam ko ci am fit xam ko ci am jom xam ko ci am fula. donc Papa Sow mosul ñëw nga ne kii bon bëriwul daanu na dem ñëpp déedéet. làmb bu mu ñàkk rek excès de confiance mu ngi ko ñàkkloo. mais comme maam ak Siteu bi incha allah di ngeen ci gis lu doy waar. waaw lu kawe njortam ñu ngi ko ñaan yàlla na ko suñu borom defal. nan ngeen jàpp ne Papa loolu la nar a indi la 5 parce que daanaka événement bu ne bëri na ko
te Siteu bi nekk na xale boo xamante ni Siteu xeexkat la bërëkat la am na show am na ambiance. Siteu mbër kaamil la daan na fi ay champion daan nañ ko fi. kenn du ko weddil ñàkk mun bëreem kenn du ko weddil ñàkk mun xeexam kenn du ko weddil fitam mais bon day dajante koo xamante ni daanaan la ci biir daanaan yi koo xamante ni façon tàkkusaan bu ne am na ko façon géew bu ne bëri na fa yamul ci Dakar kese génn na Dakar bëri ci te lépp làmb Sénégal la bëree kon donc kooku pour nga juger ko ci ñàkk mun bëreem wala ci ñàkk xarañteem day xaw a jafe Papa Sow mbër kaamil la mi ngi waaj ak ay mbokkam di waaj ak ay supporters am ñëppam jour làmb ja ñun bokkuñu écurie mais 100% PA la ñu woote. donc sotti ci ak def ci la ni ñu jàppee Modou noonu lañ jàppee Papa Sow ñu jàppee Papa Sow noonu lañ jàppee Modou kon donc lépp loo xamante ne dañ koy def ci ginnaaw Modou di ko jàppale ci wàllu entraînement ci wàllu contact ci wàllu lépp dinañ ko jàppale ci loolu ba suñu borom may ko ndam te incha allah ci kàttanu yàlla suñu borom dina ko may ndam bu soobee yàlla. loolu ba tey ay kàddu serpent la fu mu nekk nii serpent yaakaar naa ne lu ñu tënk ci temps bëreetul fu mu nekk nii dañoo bëgg rek balaa nga tàggatoog mbokku téléspectateurs yi laataa loolu dama du profité ci loolu nuyu les frères Sénégal Buzz 221 di kontaan ci ñoom bu baax a baax les frères Sénégal Buzz 221 saa su ne dama leen wax rek damay am mbégte ak contentement bu baax a baax ci yéen ndax gis naa ñi ngay àndee ak ñun am confiance ci ñun du ngeen bàyyi dara lépp lu ngeen xamante ne soxla ngeen ko ci information rek mu leer wala ma sûr si ñun ngeen koy xaar te ñoo leen koy jox ba mu doy sëkk si yéen maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax nag nuyu naa ñëpp ci kër gi ndax bëgguma gërëm su ma rëmee wala ma lim rek damay jum waaye am naa kontaante ak fierté bu baax a baax ci yéen di leen wax ni El Hadj Kébé seen xarit seen mbokk seen doomu ndey maa ngi bëgg ci yéen bu baax maa ngi bëgg ci yéen serpent laataa loolu lan ngay tàggatoo ak mbokk téléspectateur du Sénégal Buzz 221. sant yonent bi sant suñu ñaari waajur di nuyuwaat waa parcelle 1 ba 26 rawatina suma yaay ak sama papa ak suma am di jàmm ñëpp di ñaanal sama rakk Ndiouga 2 yàlla na ko yàlla may ndam le 8 bu mu jëm ak Franc aussi. waaw Ndiouga 2 champion boobu bëggoon naa si ñëw dégg naa am na combat mais serpent ñu bëri xamuñu la ci làmb dama leen di présenter serpent c'est le fils de Père Ndiouga Dia ku xamul Père Ndiouga Dia nag dégg nga ko baayam daanaan la ci làmb ma ñëwaat tuuti si Ndiouga 2 sa rakk jooju loo koy ñaanal. di ko ñaanal ndam parce que rakk ju joxe cër la xam nga suma complice la suma lépp la. di ko ñaanal aussi le 8 bi mu jëm yàlla na ko suñu borom defal ndam. defal ko ci képp koo xamante ni rek yaa ngi dëgg parcelle di bëre rawatina Franc aussi mooy bëre gën a combat moom Bébé Saloum daal na ko suñu borom may ndam. làmb jooju nu ngeen koy waajee Bébé Saloum nee na parcelle yaboo leen ko. day wax rek moom Bébé Saloum moom mooy loolu ay waxam gars yi mis nañ ko mi ngi dajante xale bu tën. na fi ñaari yoon de. waaw dugg na fi ñaari yoon ñi fi dugg ak ki mi dajal du doon benn mi ngi dajal xale bu të xale boo xamante ñëpp ko ràññee ci làmb bis bu baax incha allah dina xamante ni la woon wone na. non la woon wone na. man fekk naa ko Kër Massar muy liggéey lu bëri doole. Malika maa ngi jub. waaw mais Franc tamit aussi mi ngi liggéey ndax ku gis Franc ba mu jugee États-Unis ba léegi mu ngi ci compétition yi boo nee benn compétition la ñàkk doon ñaar kon donc kooku mi ngi góorgóorlu bu baax a baax te tamit mi ngi ci liggéey donc xaw ma nag yàlla mooy may ndam. mais gëm naa ne Bébé Saloum mën na ko téye yàlla na ko suñu borom may ndam Franc moom ak waa Sow yëpp ak ma pay ndaw si muy sama rakk Ndiouga 2. waaw. dernier mot yi. dernier mot yi comme ni ma la ko waxee sànq rek. di nuyu sama famille. sama yaay sama papa xam nga di nuyu sama waa écurie di ci nuyu jiital président bi Khadim Gadiaga di nuyu Modou Lo aussi di ko ñaanal jàmm ak famille ak képp koo xamante ne yaa ngi ci ginnaaw Modou li ko dalee ci Ibulaay Papis. Serigne Ndiaye ñoom Mor Cissé ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ku lim juum xam nga di ñaan yàlla aussi tamit saison bi nekk saison bu jàmm ak salaam di nuyu suma mbokku taalib Cheikh yëpp di sant sama Serigne Babacar Sy aussi yal na yàlla tas ci barkeem asalaam. amiin yàlla ñu yàlla tas ci barke Serigne Babacar Sy te nangul ñu bépp jullit yàlla na ko suñu borom defal waaye it xam naa ni fàtte ngaa nuyu suñu chéri Ibou Laye mu dalal ñu tey dina la mere nag su paree tey doo reer. Fandiaye suñu chéri la suñu lépp la xam nga chéri Ibou Laye nit ku am jàmm la aussi tamit xam nga mooy loolu quoi borom baax la tamit nit la maanaam jigéen bu nangoo rek
bu déggee ndigal rek boog neexe ñeme te aussi dégg na ndigal te demul dikkul toujours heure bu ñëwee yaa ngi ko fekk këram comme bon fi ngeen mu fekk mu nekk suma nit nekk suma lépp Ibrahima aussi di ko nuyu au passage sama grand la sama lépp la xam nga sama kër laa ko doon defee mais mooy loolu. xam nga saga mën a fànjee daje nañ rek bu ñëwul kër ga def ko fi kon donc mënuñu ko ñàkk bañ a mën a def di nuyu El Hadj Sylla aussi xam nga sama grand la kenn la ci man suma lépp la yàlla na ko yàlla defal jàmm grand Ablaye Mbow aussi mënuma ko ñàkk bañ a tudd xam nga di nuyu ñëpp waaw. yaakaar naa noonu la tàggawee di nuyu ñëpp may dama koy bëggee waat di ko nuyu bu baax a baax Fatou Ndiaye chéri Ibulaay di ngi lay bëggee di la kontaanee bu baax ndax it dama naan li yombul jàpp ñu indi ñu ba këram ñu toog fii tourné fii mu tereel ñu macha allah dañu koy bëggee di ko kontaan bu baax a baax di ko ñaanal yàlla boole ko ak jëkkëram may leen gudd fan bu ànd ak wéru ci barke Cheikhul Khadima loolu ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax Fatou Ndiaye chéri Ibulaay bëgg nañ ci yow fii ci Sénégal Buzz kontaanee nañ la bu baax di jaajëfal it sama caméraman bu ñaawal bi Thiam saa su ne rek dama naan ko bu son leeree wala image leer rek yow la dama lay jaajëfal kenn du yow mbokk yi loolaa leen indiloon tey fii nga xamante ni tey moo di Sénégal Buzz 221 di leen jox beneen numéro ci beneen dig daje incha allah sama gars yi kontaan naa si yéen peace and love